mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm ci seen jotaayu xibaar yi bismillah li ci gën a fës bokk na ci agent yu brigade yu douane yu nekk fële ca Kër Ayib ñoom nag teg nañu loxo rek lu tollook yu ay médicaments yu bëri yoo xamante ne seen njëg mu ngi war a toll rek ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom millions ci suñuy koppar lu mooy loolee itam fanweereelu édition bi jëm ci wàllum foire internationale de Dakar moom nag dina daal di door li ko dalee rek fukki fan ak juróom jàpp fanweeri fan ak benn ci weerum décembre bi ñu daal di dëgmal loolee nag ki ko xamle moo di directeur général bu CICES boobee ni ki démb di Saliou Keita lu mooy loolee itam wàllum politique ki nga xamante ne moom moo jiite coalition bokk gis-gis di Pape Diop moom nag daal dina rek dem fekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa coalition Benno Bokk Yaakaar dinañ si dikk ci biir xibaar yi bitim réew ak tàggat yaram moo fas yéene buur bi le jotaay bu ngeen taaxee loo ñu yaatal nuyuwaat leen bu baax a baax dooree xibaar yi rek lu jëm ci ñi nga xam te ñoom ñoo di waa agent yu nekk ca brigade des douanes bu nekk fëre ca Kër Ayib nag ñoom daal dinañu teg rek loxo ay garab yu takkoo takku yoo xamante ne rek garab yu baaxul la te seen njëg buñ ko xaymaa rek toll na ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay millions ci suñuy koppar boole ci itam ñaari ngànnaay yoo xamante ne mën nañ jàpp ne ay fetal yoo xamante ne seen marque mu ngi rek wuyoo ci turu Bakal ak yeneen yu produit yu bëri yoo xamante ne takku nañu lool ñoom doyen ñooñee nag teg nañu sax beneen oto loxo boo xamante ne mu ngi yeboon rek lu tollook ay médicaments yu yàqu yoo xamante ne seen njëg mu ngi tolloon si ñaar fukk ak ñaari ci millions ci suñu ay koppar ñoom doyen ñooñee nag ci fan yi ñu weesu sax jotoon nañu teg rek loxo yeneen i médicaments yoo xamante ne ñu ngi ko tegee woon loxo fële ca Ndiba Ndiayeen mu toll woon ci juróom-ñaar ci ay colis faux médicaments yoo xamante ne rek ay contre-valeur la te seen njëg mu ngi toll woon ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti millions ci suñu ay koppar ñu daal di dem fële ca Kaffrine ñi nga xamante ne ñoom la ñu daal di denc ca kaso bu Kaffrine boobee nag ñoom ñoo ngay rek amal li nga xamante ne moom moo di ab grève du toll ko ñetti fan a ngi nii ci suñu gennaaw ñoom ñooñee nag li ñuy ñaawlu rek bokk na ci condition ya nga xamante ne moom lañ leen fa daal di tëjee wante itam li nga xamante ne moom moo di lekk gu bon ba nga xamante ne moom lañ leen di jox wante itam ñaawlu nañ bu baax a baax li nga xamante ne moom moo jiite kii di li nga xamante ne moom moo di prison bu Kaffrine boobee ndax nee nañu rek dafay toog sax lu tollook ay ñetti weer yoo xamante ne ñoom ñooñee duñ ko daal di teg gët ki xibaar bi nag ki ko xamle moo di waa mouvement Frappe France Dégage nga xamante ne rek ñu ngi ko jaaree ci ab bataaxal boo xamante ne ñu ngi ko daal di xaatim moom Guy Marius Sagna nga xamante ne moom moo jiite li nga xamante ne moom moo di mouvement boobee rek ànd ci ak ñu ñam ñooñee ñu ngi xamle itam ne ñoom ñi nga xamante ne ñoom la ñuy daal di denc rek ci kaso boobee nag benn téléphone képp la ñuy daal di am rek ñu koy awante ngir rek daal di ci jokkoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seen i mbokk te rek mën nañu toog lu yàgg yoo xamante ne rek duñu daal di am li nga xamante ne moom moo di remise de peine wala sax lu jëm ci wàllum liberté conditionnelle comme ni leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi lii di fanweereelu édition bu foire internationale bu Dakar maanaam FIDAK moom nag dina daal di door li ko dalee rek fukki fan ak juróom jàpp fanweeri fan ak benn ci weerum décembre bi ñu daal di jëm ci noone nag xibaar bi ki ko xamle moo di directeur général bu kër googe di centre international du commerce extérieur du Sénégal nga xamante ne ci CICES lañ ko gën a xamee di Saliou Keita moom moomee nag amaloon na ab jano ak taskatu xibaar yi niki démb ñu teewlu ay kàddu. wax ni ndaje bu tey bi ndaje bu am solo pour ñu annoncer 30e édition foire internationale de Dakar bu ñu yàlla mayee ñu fekkee ko incha allah dinañ ko organiser du 15 au 31 décembre maanaam fukki fan ak juróom ci weeru décembre yóbbu ko ba fanweeri fan ak benn waaye bu ñu waxee FIDAK muy foire de Dakar nekk na foire boo xam ne ni secteur yépp lay interpeller moo tax ci tubaab dañu wax ni foire multisectorielle secteur économie boo xalaat rek war nañ leen seeti te incha allah dinañ leen seeti ñoom ñépp tëj bureau yi dem seeti leen waxtaan ak ñoom secteur yépp ñëw exposé pendant la FIDAK waaye bu ñu waxee FIDAK muy foire de Dakar ñetti mbir war nañ ko souligner parce que ñett yooyu ñoo ŋànk noonu la EG ŋànk mbir mi bu ci jiitu mooy volet économique
jënd ak jaay bi. beneen bi volet culturel la parce que culture produit la produit bu ñu war a jaay te ñun loolu mooy suñu mission ñun parc d'exposition la ñu dañuy exposer lépp luy produit Sénégal fii miroir la muy ñaar ñetteel bi bu am solo nag mooy le volet scientifique la réflexion. ñu daal di wax ci lu jëm ci wàllum politique ñii di waa conseil constitutionnel ñoom nag daal di nañu dëgg rek résultat yi nga xamante ne moom moo tukkee rek ci jongante palu pour député bi ñu fi doon amal niki fanweeri fan ak benn ci weerum juillet bi ñu daal di génn ci noonee nag ñii di waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo si daal di jiitu rek am lu toll ko juróom-ñetti fukk ak ñaar ci ay député topp ci ñi intercoalition bi di Yewwi ak wàllu am lu toll ko juróom-ñetti fukk ci ay député yaatali ak Ousmane Niang. conseil constitutionnel nag ki nga xam ne nag moo ko daal di jiite mandat bi sax war na daal di jeex fukki fan ak benn ci weeru août ni nga xam ne nag ñoo ko daal di jiite muy juróom-ñaari charge yi ñoom nag daal di nañ publier résultat définitif yu élection législative yu fanweeri fan ak benn ci weeru juillet 2022 bi ñu daal di génn commission nationale bu recensement vote nag moom li mu daal di jox ñi nga xam ne mooy coalition bu Benno Bokk Yaakaar mi ngi toll ci juróom-ñett fukk ak ñaari siège ñoom nag am nañu lu ci tollook juróom fukk ak juróom ñaar ci département bi ak ñaar fukk ak juróom ci liste proportionnelle Yewwi Askan Wi nag moom mi ngi am lu ci tollook juróom fukk ak juróom benn siège am lu ci tollook fanweer ak juróom-ñeent ci départemental bi fukk ak juróom-ñaar ci liste proportionnelle Wallu Sénégal nag moom mi ngi am lu ci tollook ñaar fukk ak ñeent ci ay siège am lu ci tollook fukk ak juróom benn ci département juróom-ñett ci liste proportionnelle bi lii nag ñu daal di gis na serviteur moom benn siège la am Aar Sénégal benn siège Bokk Gis-Gis Liggéey benn siège coalition Natangué moom dafa amul benn député waaye li nga xam ne nag moom lañ daal di seetlu mooy gannaaw nombre yi nga xam ne mooy nombre voix toll ci 25 833 ak recours yi nga xamante ni dañ ko daal di rejeté ci conseil constitutionnel Cheikh Alassane Sène moom dafa daal di estimé ne ci résultat yi nag nga xamante ni nag mooy Cheikh Alassane Sène moom mu daal di jàpp ne commission nationale bu recensement de vote bi nga xam dafa daal di attribuer benn siège supplémentaire bu Benno Bokk Yaakaar teg ko ci base plus fort reste moom mu gis ne ci jamono boo xam ne ñu ngi daal di am lu ci tollook ñaar fukk ak ñeenti siège application quotidien daal di appliquer li nga xam ne mooy quotient électoral moom mu gis ne lii daal nekkul loo xam ne dafa éligible ci seconde répartition bi. ñu desandi ba tey ci wàllum politique ak ki nga xamante ne moom moo jiite coalition bi di Bokk Gis-Gis di Pape Diop nekkoon fi itam maire bu Dakar moom nag daal dina rek dem fekki ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa coalition Benno Bokk Yaakaar te mu faree ca nguur gi loone nag ginnaaw ay fan yoo xamante ne rek daal dina toog ci ay kàddoom ne di xalaat rek ana ban décision la war a daal di jël rek moom nag ginnaaw bi mu janoon ak démb ak taskatu xibaar yi xam ne na rek ne dina dem daal di faree ci lang gi nga xamante ne moom moo di langu nguur gi ñu teewloo ay kàddoom moom Pape Diop. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di wax ni dañu jóge ci ay élection mu nekk une situation boo xam ni musul am ci réew mi waaye ñu war ci kañ le peuple sénégalais parce que en définitive le pouvoir appartient au peuple moo koy jox ku mu ko bëgg a jox kon situation bi am kenn ku ci nekk war nga ci am lecture pointue jéem ko analyser froidement mais sans sentiment parce que notre pays aujourd'hui est à la croisée des chemins. Nous devons, nous, classe politique, war nañu jël suñu responsabilité man nag bu fi tolloo damay jël sama responsabilité ndaxte ñu bari ñi ngi naan cohabitation il faut bien réfléchir Sénégal fi mu toll xam ngeen ni cohabitation mënu fi am blocage institutionnel moo fi am salaire yi bloqué économie bi taxaw réew mi yëpp sonn mën na déboucher ci lu nekk te bu boobaa ñi jëlul woon seen responsabilité ñooy responsable man nag damay jël sama responsabilité maa ngi ñi ma àndal ñëpp parce que lii may wax
ñoom waxtaan naa ci ak ñoom consulté naa ay responsable du parti mais jotewuma dara ak pouvoir xamuñu ni ñoom itam li ngeen yëg la ñu yëg tey waxtaanaguma ci ak ñoom mais sama voix assemblée dinaa jàppale ñee pour mu bañ a am blocage au Sénégal dinaa ko def xooluma ci dara sama réew laay xool ragaluma ci dara ragaluma ci dara quelques personnes yi nekk derrière des claviers là pour insulter les gens ragaluma ko man réew mi laa moo ma ñor ëllëgu réew mi moo tax ma jël décision bi. ñu deseni ba tey ci langue politique googe ak Pape Diop moomee nga xamante ne dem na daal di fekki ñii di waa coalition Benno Bokk Yaakaar nga xamante ne sax tax na ba ñu am lii di majorité absolue bi foofee ca pencum ndawi réew ma loole nag ana lan rek yaana yan njeexite la mën a indi ci li nga xamante ne moom moo di carrière politique am ki nga xamante ne moo di Abdoulaye Mbow nekk ab taskatu xibaar xelam màcc itam ci wàllum politique indi nañ si ab njàngat ñu teewlu ko. dem na rejoindre coalition Benno Bokk Yaakaar te def naa ni analyse yu bari ñu ngi doon xaar mbir mi demee noonu waaye jamono ji nag ku gis li xew ak ñi demoon fekki Benno Bokk Yaakaar lu mel ni transhumance yu mel ni Bamba Fall donc Moussa Sy et cetera gis nga ni askan bi topp leen donc masse électorale bi toppatul ñi nga xam ne dañuy jógee si nguur di dem dañuy jóge si opposition bi di dem si nguur de ce point de vue donc dañuy jàpp ne rek choix Pape Diop lu mu yokkal Benno rek mooy mu am majorité absolue si li nga xam ne moo di Assemblée nationale parce que 83 députés moo taxoon moo doon tax mu am majorité léegi am na ko loolu rek moo di conséquence bi mais par rapport à son avenir politique def naa ni ku ñu fal si coalition bu toll noonu nga am si benn député def naa ni soo demee itam amul benn conséquence par rapport ak li nga xam ne mooy opposition bi amul benn conséquence par rapport ak li nga xam ne moo di masse électorale bi au contraire dañuy jàpp ni masse électorale bi la lay ay mooy ëpp que la nga xam ne topp na la te boo xoolee tam biir partem ñu bari tey jii nii d'accord ñu wala boog rafetlu ñu façon bi nga xam ne demee na ko. te peuple bi moom mënut a àndati léegi ak kay dem. peuple bi c'est un peuple mature et réfléchi. te peuple bi mën na tirer conséquence. bu jamono ji defe naa ni kay dem boppam rek lay demal waaye àndul ak masse électorale bi ko votel te masse électorale bi beneen élection bu jotee itam sanction rek moo si topp te jamono ji loolu la ñuy gis ñi woote Benno di jóge Yewwi ñoom ñëpp dañ leen duma si seen ay circonscription si élection législative yi defe naa ni loolu yëpp jàngat la boo xam ne politiciens war nañ cee bàyyi xel bu baax. niki tey fukki fan ak ñaar ci weerum août la ñuy daal di màggal fépp ci àddina wërngal këpp bëccëg bi nga xamante ne moom la ñu daal di jagle rek lii di jeunesse bi ginnaaw bi nga xamante ne rek ñii di waa assemblée générale bu Nations Unies moom daal di woon nañ ko rek taxawal li ko dalee ci atum 1999 bëccëg boobee nag ñu ngi ko daal di taxawal rek ngir gën a rek amal ab njàngat jëmale ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ndaw ñi rawatina rek ci lan la ñu mën a def rek nga jàpp si dara ñu teewlu yaatali ak Abdou Wahab Ba. tey ci aljuma fukki fan ak ñaar weeru août 2022 la ñuy màggal fépp ci àdduna journée internationale de la jeunesse thème bi ñu ànd mooy solidarité intergénérationnelle maanaam defaral àdduna ngir génération yëpp waaye nag objectif bi nga xam ne journée bi di ko lancé mooy jël ay matukaay yi ngir ndaw yi pour ñu mun a atteindre développement bi ñu yaakaar fii ci réew Sénégal agence bi nga xam ne moom moo war a yaatal chiffre maanaam statistique de la population moom nag dafa daal di expliquer que ndaw yi ñu ngi toll ci 42% de la population lu ci ëpp ci ndaw yi dañuy am jafe-jafe ngir am liggéey waaye nag configuration boobu sénégalais yi ñooy koy ñaawlu bu baax parce que loolu mooy indi immigration clandestine indi ay manifestation bu bare wala leneen ak leneen njiitu réew mi nag jël na quelques mesures ci wàllu emploi des jeunes waaye nag gis nañu que loolu dafa des. xibaar yi bitim réew yi ñu daal di ko doore ak ki nga xamante ne moo di Roch Christian Kaboré nag ginnaaw bi nga xamante ne rek jóge woon na ci boppu nguur ga li nga xamante ne ni ko dalee ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum janvier atum 2022 bi ñu daal di nekk rek moom dina daal di rek amal ab génnam gu njëkk rek ci réewum Burkina Faso boobee moomee nga xamante ne moom moo nekkoon njiital réewum Burkina Faso boobee nag dina daal di dem rek fële ca Abidjan maanaam ca Côte d'Ivoire laata muy jàll fële ca Émirats arabes rek ngir amal fa li nga xamante ne moom moo di benn visite médicale li nga xamante ne moom moo di tukkeem boobee nag bu ñu sukkandikoo si kenn koo xamante ne jege na ko lool nee na rek loolee du dara loo xamante ne lu garaaw la wante rek dafa daal di soxla li nga xamante ne moom moo di dem noppalu ji feneen foo xamante ne bokkut ak réew ma wante amul benn feebar boo xamante ne daka daal di tëral
ñu daal di dem fële ca réewum Somalie nag li ko dalee ci weerum janvier atum 2021 bale ñu daal di génn rek ginnaaw bi nga xamante ne rek benn sécheresse bu daa métti rek moom moo fa daal di dugg ca réew ma nag lu jege lool 1 million ci ay doomu aadama ñoom nag mujjee nañu jóge rek ca bërëb ya nga xamante ne foofee lañ daan dundee rek ngir dem làkku feneen foo xamante ne rek dinañ fa daal di mën a nekkee ca na mu waree ci bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Organisation des Nations Unies ci benn jàngat boo xamante ne def nañ ko ànd ci ak ñi di waa conseil norvégien bi nga xamante ne ñu ngi ko daal di jëm mu ngi daal di jëm rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di réfugiés yi nekk fépp ci àddina wërngal këpp ci noone nag lu ëpp rek 755 000 personnes yoo xamante ne rek daal di nañu jóge ci bërëb ya nga xamante ne fële la ñu dëkke woon ci at bi ñu daal di génn ci bu ñu sukkandikoo si ñaari kuréel yooyu le ñu daal di jeexale xibaar yi bitim réew yi fële ca réewum Irak nag xëccoo bi nga xamante ne mu ngi daal di dox rek ci diggante ñaari camp chiite yi nag mu ngay gën di tar rek ginnaaw bi nga xamante ne rek amaloon nañ fa rek ay élection législative fukki weer ci suñu ginnaaw nag ñaari li nga xamante ne moom moo di crise politique ba sax mu ngay daal di gën a métti foofee ca réew ma ñaari camp yi nga xamante ne kenn kii rek benn njiital religieux moom moo ko daal di jiite te muy wuroo ci turu Muqtada al Sadr nag moom ki mu ngi jàmmarloo nag ak kenn beneen camp bi nga xamante ne rek ancien premier ministre bii di Nouri al Maliki moom moo ko daal di jiite nag ñoom ñooñu sax dinañu daal di rek mobiliser li nga xamante ne moom moo di seeni partisans ni ki tey ci àjjuma bi fukki fan ak ñaar ci weeru août bi. ñu tàbbi ci xibaar yi tàggat yaram yi door rek ak lu jëm ci wàllum basket afro basket gune yi nga xamante ne amaguñu rek lu ëpp fukki at ak juróom-ñett nag ñii di waa Sénégal nag ñoom ni ki démb rek ñii di waa Angola ñoom ñoo leen daal di daan rek ci quart de finale yi ñoom gaynde yu ndaw ñooñe nag ñii di waa Angola ñoom ñoo leen dóor rek ci lu toll ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay poñ ñoom ñooñee ñu am ci lu toll ak juróom-benn fukk ak ñeent ci ay poñ foofee ci Antananarivo ñoom gaynde yooyu nag doon monté de ñu ngi rek tegle woon ñetti ndam yoo xamante ne rek mu ngi jëmoon ci lii di phase de poule yi ginnaaw bi ñu daane woon ñii di waa Algérie waa Bénin ak waa Madagascar laata ñuy daanu ci kanamu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Angola nga xamante ne sax dañoo jàppale ay bête noire lañu rek ci lu seen diggante ak réewum Sénégal ci lu jëm ci wàllum basket. ñu wax ci lu jëm ci wàllum football ak mondial Qatar 2022 bi ñu daal di dëgmal niki weeru novembre bi ñu daal di jëm nag ginnaaw rek bu mu desee ñetti weer yoo xamante ne moom moo téye rek ñu daal di door jongante yooyu leen nag kuréel gi di waa FIFA noonu nag xamle nañu rek ne match bi nga xamante ne moom moo war a dox rek ci diggante Qatar nga xamante ne moom mooy rek daal di organiser compétition boobee te mu war a dox seen diggante ñi di waa Équateur nag ñoom ñooy daal di ubbi xew moomee nga xamante ne sax mu ngi war a am niki ñaar fukki fan ci weerum novembre 2022 bi bu ñeenti waxtu ci ngoon daal di jotee loolee war a rek ba réewum Sénégal moom mooy daal di rek jongante li nga xamante ne moom moo di ñaareelu jongante ba niki ñaar fukki fan ak benn ci weer woowee rek seen diggante ñi di waa Pays-Bas ci bu ñeenti waxtu si ngoon jotee. ñu daal di wax ci lu jëm ci wàllum mercato ginnaaw bi nga xamante ne rek ñi di waa Manchester United nag ñoom ñu ngay topp bu baax a baax ki nga xamante ne moom moo di doomu Sénégal bi di Ismaïla Sarr wante loolee terewu rek équipe bi di Leeds United ñoom nag jege nañu lool rek ngir daal di ko jëlee foofee nga xamante ne foofee mooy Watford nga xamante ne foofu lay daal di jonganteel ginnaaw bi nga xamante ne rek équipe boobee di Leeds nag dañoo jaayoon seen benn joueur bi di Rafinha nga xamante ne ci jamono ji mu ngi fële ci FC Barcelone ñoom ñee di Picos yi nag ñoom nag dañoo daal di coché li nga xamante ne moom moo di turu international sénégalais boobu rek ngir daal di wutu seen joueur ba woon di Rafinha nga xamante ne doomu Brésil la wante nag faw rek ñu daal di wàññi si li nga xamante ne moom moo di seen effectif boobee ngir mën a daal di jënd doomu Sénégal boobee di Ismaïla Sarr. ñu jeexalee ko ak lu jëm ci wàllum Ballon d'Or France Football ni ki tey ci ajuma bi nag la ñuy daal di fësal rek liste ñi nga xamante ne ñoom ñoo rek fas yéene xëccoo li nga xamante ne moom moo di raayab Ballon d'Or 2022 boobee nga xamante ne dañ ko daal di joxe rek ni ki fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum octobre bële ñu daal di dëgmal dinañ fa daal di joxe nag lu tolloo ko ñeenti raaya benn bii di Ballon d'Or masculin boobee beneen bii di Ballon d'Or féminin yi ak trophée Yacine bi nga xamante ne moom la ñuy daal di rek moom mooy daal di récompenser gardien bi gën a xarañ ci at bi ak xale bi nga xamante ne moo gën a xarañ ci at bi ñu daal di génn. mbokk yi lii la moo fi ruusandi woon ci xibaar jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi jox leen dig daje.